am mbégte dellu si waat fii Soir d'info di dalal le ministre et maire de la Médina Bamba Fall ñu ngi lay nuyu. Abdoulaye maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Médina surtout nag. gëjoon nañ la dégg ci plateau yi élection yi ba léegi ñu ngi doon xaar sa jàngat lu waraloon pataar. non dama xawoon jagari tuuti rek mais xam nga ne man ragal ma plateau wala ma ragal ma plateau te aw lu ma war a teree ba ñu ñëw. massa kon ay ca ñu dem ci déjà naka ngeen jàngatee seen défaite à la Médina Benno Bokk Yaakaar alors qu'avec ce ralliement ci camp présidentiel on attendait boo additionné sa voix ak Cheikh Ba. ak ñeneen ñi fa nekk ngeen gagné au moins mais bon ça ne s'est pas passé comme ça. yaakaar naa ni. du Médina rek. ndakaaru gépp la ndax doo ma wax benn commune bu gagné ci ndakaaru. donc loolu yàgg na am. ci oui doon nañ yegg ci jàngat capital bi yëpp mais déjà Médina fa nga fare. waaw li dal Médina moo dal ñëpp rek. parce que élection locale. bokkul ak élection législative. élection locale nit ngay fal un exécutif local ngay fal moo war a buum di buum mi ci biir localité bi. élection député nag député du tabax du teggi du taal lamp day voté yooyu élection nationale la mais capitale yi nag du facile parce que capitale yi day toujours de nit ki li mu lay nangul ci local bi bu dee élection nationale du la ko nangul tey yaakaar naa ci jàngat la ñu toll parce que tey problème doon na am bu doon par exemple Médina dafa perte commune yu ko wër wala kenn gagné ci Ndakaaru mais comme que et puis damay dégg ñu ciy jéem a def ay règlement de compte naan woy Bamba Fall transhumant la ñëw na ci kaw Macky lan la indi mais man ñiy wax loolu toujours xëy na ay règlement de compte la ñuy def mais kenn du wax Abdoulaye Seydou Sow transhumant bu jógee PDS la gagné na Kaffrine toujours dañuy seet fi mu méttee ñu koy wax kenn du wax ne Kaolack tamit mais justement mais les réalités ne sont pas les mêmes. foofu laay waxee dama ni la nit ñi bu ñuy bëggee yàq dañuy seet fi mu méttee dañu naan la Banda Diop Moussa Sy wala Idriss Seck mais ñi gagné te ñëw ci kaw Macky jógee PDS wala benn journum Kaolack gagné na pourtant nekku moom ci kaw boobu élection locale feneen la demee bu dee Dakar la amul fenn benn commune bu gagné parce que lan la waa Dakar bi yoon ñoo voté wul ci sunu camp ñu nangu ko loolu la yàlla dogal léegi li ci war nag mooy ñu war a xam ban message la ñu Dakar waaye doon lancé ba nanguwuñu rallier mais bu doon élection locale moo amaat suba mais attendez du demee ni mu demee parce que ñun ñi léegi Dakar dañoo xaw a yeewu dañoo xàmmee luy élection locale ak luy élection législative bu doon élection locale. kon yow boo delluwaatoon local nii. jàpp sans problème Médina. non du bokkul parce que waa Dakar noonu la ñuy réagir parce que lii yàgg na am. jamonoy Abdou Diouf Mamadou Diop gagné na élection locale. Abdou Diouf ñoo perdre élection présidentielle. jamonoy Wade gagné na législative. gagné présidentielle ñëw local ba ci bureau de vote am. en 2009 moo Karim Wade di leen fa gagné. c'est-à-dire élection moo tëddee noonu mais li ma la mën a wax tey boo demoon Biscuiterie mairie bi bu ko tëggoon da koy gagné tey boo demaatoon par exemple Jean Baptiste wala Aliou Ndoye local da koy gagné parce que élection législative bi da ngay wone ni dafa am population bi alerte bu ñu doon bëgg a def yëgal ko réew mi mais alerte boobu la ñu war a jàngataat. alerte boobu jëm ci fan. non xëy na nguur gi parce que tey boo xoolee grande ville yëpp. loolu moo fa am. parce que tey su ma déggee ñu ni way ñi rallier tey ñoo indiwul benn kii mais dama leen di laaj Mansour Faye mi nga xam ne tey ñëpp xam nañu lu ne la ci daj ci Ndar te waa Ndar merewuñu ko kon bu pertee yaakaar naan du yaafusam xëy na alerte bu ñu koy jox la Mame Boye Diao bu àndeek adversaire ñëpp nekkoon ci même camp bu ñu bokkee perte dafa am loo xam ni jàngat la war a laaj jàngat bi mooy lan population bi lan la ñu bëgg a wax population bi lan la ñu bëgg ñu gëstu ko pour gaaw ko saafara donc yooyu lu ci am solo la mais la ca war ci politique bañ ko tolloo ñu def nañu ko parce que nag. nit ki ak bëgg kon ni sanction transhumance la. non du tout parce que maa ngi ko doon jàpp bu dee ñi transhumé wu bu doon Diouf Sarr dafa gagné. Amadou Ba gagné ma ni sanction transhumance la mais ku fi gagné fi newul. taw la boo xam ne tooyal na kër yëpp. kon tey ñi nga xam ni dañu am règlement de compte personnel ak nit ñoo nekk ci plat xam nga man ñan laay tontu. ñi nga xam ne man depuis 30 ans maa ngi ci terrain politique bi. combat yëpp laa def mais. yow xeexaanoo ñàkkoo sa alal ñàkkoo sa temps sacrifier sa jeunesse da nga toll ci ay plateau ñu lay joxe micro ngay wax lu la neex man ñooñu laa dul tontu. man ki may tontu yaak Cheikh Ba est-ce que du seen ànd de façade la wala réellement vous êtes retrouvés est-ce que foofu tamit amul lu ci joué. non man je pense que boo ko bëggee jàng ci maak Cheikh Ba di nga ko jàng ci Amadou Ba ak Moussa Sy di nga ko jàng feneen. lu waroon a ñëw na parce que man sama gëm yàlla moo toll foofu. yàlla la ñu daan c'est pour conforter li may wax en tant que leader yéen yow ak Cheikh Ba tu peux dire que y a aucun problème. non man ak Cheikh Ba amuñu problème duñu am problème parce que tey ñun ñoo fekk si camp Cheikh Ba. Cheikh Ba am na intérêt ci ñu gagné. parce que tey loolu moo ñuy dëggal ku sañoon ku ne gagné
lépp lu ñu di def pour gagner def nañu ko mais bu yàlla ñëwee boo gëmee yàlla da nga daan ñaan yàlla mu may la tey nga ñaan ko mu la kama daan xañ laa bëgg a may mais gëmal yàlla yàlla moo dogal loolu parce que daan nañu ñaan mu ñuy may tey xaj nañ jox suñu morom mais yàlla mooy maye mais ku lañ ci daan def bu ne def nañ ko ci te bu élection ñëwaatee na président Macky Sall nekk candidat nga xam dañ ciy gën a rey suñu bopp pour am victoire. mais justement yow fu ngeen toll ci loolu ndax 3e candidature day am wala yéen ban posture ngeen ci am. non je pense que da nga juum deuxième quinquennat. 3e candidature pour 2e quinquennat. parce que texte yi dafa leer. dafa ni la quinquennat dafa ni mandat bu ne léegi 5 ans la. n'est-ce pas te benn yoon nga koy renouveler def na benn 5 ans dese na ko benn 5 ans. man nag président yónniwu ma yóbbantewu ma dégguma mu wax. wante bokk naa ci ñi gëm ni dafa war a dellu parce que am na droit def 2e quinquennat ñu xeexal ko mu gagné ci incha allah bu ko bëggoon suba maa ngi terrain bi. malgré résultats yi ñu gis ci législative yi ni nga wax. bu ngeen ko mais loolu du ci dara non loolu du ci dara. lu tax du ci dara. non loolu du ci dara parce que xëy na ñin ñi am na lu ñu mer. am na ñoo xam ne par exemple 13e législature bi yenn comportement député métti na leen. ñu sanctionné député yu war a dem. ñenn ñi am na lu ñu mer mais tey boo ko tegee ci président bu liggéeyal Sénégal li Macky Sall am ci bilan président mosu ko am ci bilan. ban premier ministre ngeen di xaar loolu tamit ñëpp a ngi déglu ak assemblée nationale bi ñuy tabb kan la ñuy def président assemblée nationale wala kan la ñuy def présidente assemblée nationale. ki Macky Sall bëgg. ki Macky Sall sant mais seen majorité xatul trop étriqué wul ba. si xam nga nag ku waxante dëgg xat na. waaw mais am nañ ci yaakaar bu baax a baax. am nañu yaakaar gu ëpp loolu parce que. camp bi ñu jàkkaar non ñun am nañu majorité ba pare bi ñu amee Pape Diop am nañu 83. loolu mooy benn te kenn ci ñun nag. du fa jóge dem fenn loolu lu ñu leer lu ñu wér la. parce que kenn ci ñun. Bamba le vote est secret de. waaw le vote est très secret. mais jëluñu des irresponsables. des gens très responsables ñoo nekk ci liste boobu. ñoo xam ne namuñu dara benn kenn mënu leen a gerte. xanaa looloo tax ba léegi président nommé gul premier ministre ak gouvernement. non yàkkamti moo ci amul. président bu ko neexee ba ñu nommé premier ministre amul yàkkamti amatu ci bu ko neexee bàyyi d'ici 1 an nommé premier ministre amul yàkkamti. réew maa ngi liggéey mbir maa ngi dox. mais ci xibaar ne nañ le 12 même on nommera le premier ministre. man de président jour bi ñu installé assemblée bi dinañu nommer aussi le premier ministre. kooku discrétion président la moom moo ciy dogal mais li ma la mën a yëgal. mooy camp bi ma bokk mi Benno Bokk Yaakaar. ñee ngi wut ay pexe mais kenn du ci deñ parce que ñu. mais yéen tamit est-ce que amu leen pexe yu ngeen di def pour jëlee ñeneen ñi fële indi ci yéen. mais loolu am na ba parce que ñeneen ñi ñu ngi yëglu pour ñëw. parce que le problème c'est que jubóo ñu seen dama lay wax. ñu ngi yëglu pour ñëw. man maa ko du ma wax damaa dof nag secret politique du ma la ko wax li ma la mën a yëgal mooy jubóo ñu seen biir. ndax comportement Ousmane Sonko li mu def yu yebaate la. nan ngay ànd ak nit ànd ak waa Yewwi. ñu toll ci fal nga bëgg a am candidat président assemblée nga bàyyi fi waa Yewwi nga dem ci waa Wallu ñu ne seen candidat doy na ma ñun waa Yewwi moom la ñuy voteel ku mel ni Barthélémy ku mel ni Ahmed Aïdara ak ñeneen dañ koo bañ te ñu xam lenn tamit. Sëriñ Moustapha Sy ñàkkul fayda te Sëriñ Moustapha Sy toogam ci Yewwi kóllëreem la ak Khalifa Sall tey jii Khalifa Sall la gën a jege Ousmane Sonko fi ñu toll nii PDS la wutali mais nag enjeu yi bokkul parce que PDS mënoo fexe Abdoulaye Wade ne Sénégal mënoo fexe ba Ousmane Sonko lonk ko parce que li Ousmane Sonko la bëgg loolu la bëggal doomam te tey Ousmane Sonko Barthélémy Diaz am doole assemblée du ko arrangé. Ahmed Aïdara am doole assemblée mbaa kenn ku mën a posé candidature présidentielle da koy gêné Ousmane Sonko boo gisee mu bëgg a lebal waa PDS teranga parce que daa bëgg bu Karim Wade mënul nekk candidat ñu fay ko borom. tey Khalifa Sall ñàkk a nekk candidat ñoom moo leen gënal Ousmane Sonko dafay bëgg a des moom kese te jàpp nañ tamit ku mel ni Barth bu Khalifa mënul dem ku mel ni Barth mën naa fukki day dem te kon du bëgg a Barth ëpp ko doole assemblée jeu yaa ngi commencé feeñ. am na loo xam ne ku leen ko nar a imposé ñoom ñu ñëw ci dynamique ñu parce que ñëw. danañu jàll ñàkk ñëw dinañ jàll moo tax ñu bëree bëri intérêt réew mi tax na danañ ñëw mënuñu ko fësal mais bu bis baa da nga ni Bamba waxoon na ma ko ñu bëree bëri dinañ ñëw jàppale majorité présidentielle bi. teg ma cee may tuuti kan ak kan nga jàpp. mais su ma la ko fa jege. mais su ma la ko waxoon tey ñu seeti ko dal ci kawam. wala bu amee ñu ni ko yow la vote bi secret la. ba keroog amuñu plus de 83 da nga ni Bamba ànd la ma waxoon. mais Bamba loolu tamit ndax ànd na ak éthique. ànd na ak éthique parce que dafay am. wala éthique politique ngeen ko bëgg a tuddee léegi. dama ne la ànd na ak éthique. ndax député yi jàll ci département bi ñun ñee leen tabboon teg leen. député yi nga xam ne suppléant la woon ñu yóbbu leen ñu dem élection yéene wuñu leen woon doon député. ay remplaçant lañ leen defoon. bu seen yéene matoon duñu dem assemblée. parce que élection législative ci àdduna liste suppléant mosul dem assemblée parce que pour lan. liste nationale bi mënoo am 100%.
même boo amee 80% ci liste 53 ay 40 ay dem. kon les premiers suppléants mooy des ci liste bi. kon ñee duñu mës a dugg assemblée. ñii mooy ñi nga xam ne dañ leen dajale woon ci poubelle bi rek nga xam ne suppléant moom boo koy def da ngay jël benn góor benn jigéen par hasard nii rek di dugal ñoom noonu lañu amee chance jàll ci. kon nag bu ñuy parce que campagne bi ñëpp xam nañu mandature bi. lu mu yàgg élection présidentielle ku falu président da koy tas. parce que dafa xaw a serré. parce que kii doog a falu. day am le vent en poupe day bëgg a amaat député yu bëree bëri am au moins 2/3 pour loi constitutionnelle yi. kon ku mën a falu day tas assemblée bi. 24 mois lay duré kon. ci 24 mois yooyu bu ñu demaatee di defaraat liste du ñii ñooy dugg ñoom Déthié Fall la ñuy dugal ak ñoom Aïda Mbodj ak ñoom Habib Sy kon ñii dofuñu jinne jàpp leen. donc yow cas de figure bu mu mën doon même bi nga évoqué ne da ngeen di utal Macky Sall encore pour mu toog fii bu Macky Sall toogaatoon 2024 day tas assemblée bi. ah mais man maa jàpp loolu. parce que man maa loolu laa xam. ci dama ne même bu dee Macky Sall da kay. non Macky Sall waxuma ko mais man maa jàpp ni. kiy doog a falu booy doog a falu doole nga ñëwee. te pour mandat ak confiance bi ñu la jox pour nga falu boo ko laajaatee pour ñu accompagner la nga yëggali yéen population da la koy accordeel kon ku mën a falu présidentiel bu tasee assemblée bi bu delluwaatee laaj ci 6 mois yi day am majorité. moo tax ma jàpp ni député yi doog a falu xam nañu mandat wu 24 mois la ñu am. te mandat wu 24 mois boobu bu ñuy def la liste bi ñuy daal ci suppléant kenn du ci jàll parce que titulaire yaa ngi xaar loolu pour mën a dugg dem assemblée. ban profil premier ministre nga gis ñu bëree ngi werante ñi ne technocrate wala un politique ñenn ñi nañ na couper la poire en deux technopoliticien. comme booboo gën ñëpp nag. kuy doo di saagaa mën ñëpp. kii technocrate bi mën politique. moo mën ñëpp parce que fi ñu toll ni président soxla na parce que fi ñu jëm soxla nañu ay borom xam-xam. soxla nañ tamit ay combattants. parce que nappe bi moo war a jeex nappe bi ñun ñi nappe di xoqatal ñun ñi moo war a jeex gis nga politique boo ko mënee bu njëkk ba lan moo fi xewoon non liste Dakar non non dina jàll du jàll non non bu ñun bu ñu beneen nga toog ba si ak ñu ni non bu ñu bokkul ci élection yi élection du am ñu jékki ba si ak ni waa garaaw élection dina am waaye ñooy kii ñu toog ba si ak cohabitation te cohabitation xam nañ ni mënatul am léegi ñu ngi ci leneen politique mooy doxee noonu tey gannaaw suba bu ñu fekkee ni fal nañu bureau assemblée bi ñu jël ko léegi gouvernement la ñuy xaar bu gouvernement pare ñu ngi jëm ci 3e mandat parce que amatul lu ñu wax donc politique moo tëddee noonu mais loolu am na lu fi jaar yaakaar naa ni boo àndee ak ay nit ci coalition ngeen di doog a jóge élection demagu leen teg bureau assemblée bi nga jógee fële tëb ni ak nu mu mënti doon dañ may fexeel man candidat laa ci présidentielle yi te waxoo ña nga àndaloon kon yaakaar naa ni am na beddiku bu commencé am beddiku bi mooy lan Ousmane Sonko fi ñu toll yëfi tàppet la def yëfi tàppet weesuwul waxtaanagu leen xool leen ndax coalition bi day am candidat nga teel a jóg ni man candidat laa moo tax Ahmed Aïdara jógee moo tax Gakou jógee fële moo tax Bougane jógee fële te yeneen dina jóg te li ci nekk mooy yéene wuñu Karim Wade ñëwaat parce que bu Karim Wade ñëwee wala day am candidat am yéene wuñu Khalifa Sall aussi am amnistie dem élection moo tax tey man ku sawar laa pour Khalifa Sall ak Karim Wade bokk ci élection présidentielle yu ñëw bu keroogee ku nekk xam la ngay peese. justement bu boobaa ban taxawaay wala fan ngeen koy jaare yow ndax bokk nga ci ñi nga xam ne donc loi d'amnistie wala ñu changer loi bi directement rek ci code électoral bi ñu mën bokkaat ban yoon nga gis. bu ci mën ci am te mu gaaw. ànd naa ci parce que Karim Wade bu bokkee ci élection bi. daf taaral na politique. Khalifa Sall bu ci bokkee taaral na politique te du teree Macky gagné. bu keroogee lan la ñuy permettre. Ousmane Sonko wéet ci saagakatam yi mu xam ne li mu peese bariwul parce que élection bi quartier boo dem ñu ni Yewwi moo fa gagné doo fa génne Yewwi bu mën ko fa ne. vent bu ñëw la rek comme ñun taxawu Benno Siggil Sénégal en 2009. mais noonu la ñuy def jël Ndakaaru gi ba bàyyi fi ñetti commune parcelle lañ fi bàyyi woon ak Yoff ak Colobane. bi ñëwee 2014 aussi Yoff kese lañ fi bàyyi woon boobu Macky Sall mooy président ñu gagné lépp bàyyi fi Yoff kese. vent Djiboka bi muy doog a jóg noonu la def ñëw xëy am 11 députés. vent bu jógee da nga koy nangu. mais nag du yàgg. tey commencé naa tas parce que tey bi intérêt yi jógee ba nga xam ne législative bi jàll na. déggatoo fi parce que cohabitation ci seen biir ñoom sax commencé naa yàqu ndax seen toogaay neexatul ndax tey dañu noon après les législatives ku nekk da ngay waajal sa bopp pour présidentielle ku dem ba jekku nekk numéro 2 jàkkaarloo nguur gi ñeneen ñi jàppale la mais kan mooy bëgg a jël 3e pour nekk 12e gaynde ñëpp 2e wala 1er lañ bëgg a jël tey ku nekk yaa ngi waajal sa bopp Ousmane Sonko nag loolu la comprendre moo tax tey candidature Khalifa Sall ak candidature
Karim Wade man de bokk naa ci ñu koy rafetlu. bu keroogee ku nekk di nga xam sa gannaaw lan lay peese. alors très rapidement dans la gestion de la commune Médina pour ñu wax tuuti ci Médina mbedd yi ñu bëri ñu ngi kaas nee nañ tali yi xàppati nañ leen depuis at a ngi nii liggéey yi dara yeggul foofu tamit fu ngeen fi toll ñu bëri dañ jàpp ne travaux yi dafa taxaw. lu tax mais ñoom ñoo am dëgg. def naa ci benn point de presse ce matin. parce que du liggéeyu mairie bi. mais Médina ba mu daj. liggéeyoon naa tali yëpp ba mu desoon ñeent. ñeenti mbedd moo ci desoon. benn bu nekk Gibraltar. benn bu nekk rue 33 ci jàppoo bi. ak ñaar yu nekk Guy Mariama rue 2 ak rue 4. tali Médina yëpp defaroon nañ ko ba mu baax. mais problème bi ñu amoon mooy bu ndox mi bu taw amaan. da daan ball. parce que réseau bi 65% fibrociment la ak 35% PVC. léegi bi ñu ko ñaanee état bi dugal ñu projet assainissement bu 6 milliards. léegi Médina léegi ñu war a changer réseau bi yëpp kooku état moom moo jël ak ONAS ñoom ñoo jël Mbaye Faye moo koy liggéey CSTP donc ñoom nee nañu Covid bi dañoo toog at moo xam ne nii 6 heures ñu tëj mënuñu dem jëndi affaire yi yokku et puis attan liggéeyuñu moo indi retard bi mais man li ma rafet loolu mooy dañoo yàq tali Médina yëpp te mënoon nañu defar benn quartier ba pare ñu defar beneen mais dañoo tojandoo tali yëpp te loolu bokk na ci li yàq suñu élection ndax nit ñi bi ma nekkee opposition daan naa ñeme wax ni état bi la parce que mairie bi yoonam nekkut yi mais tey dama ànd ak pouvoir parce que solidarité am na lu ma mënul wax mais lu ma naqari sama xol la parce que mbeddi Médina yi yàq nañu ko bu ndox mi tawee dootul dem canalisation yi bu ñuy gas tali bi dañuy daggaale filu courant yi mu daal di lëndëm daggaale yenn ndox yi muy ball kooku ku ni méttiwul waxoo dëgg lu ma bokk ci état lu ma naqari la may ñaan président Macky Sall wax naa ko waxati na ko sommé na leen tamit ñu gaaw jàppaat ci liggéey bi déjà commencé nañ ko ndax ONAS commencé na curé yenn réseau yi parce que ñoom nee na mënuñoo teg tali te curé wuñu réseau yi ba pare maa ngi am yaakaar nee nañ ma balaa 5 mois Médina dina daj dina jeex maa ngi xool mais nag bu dul loolu président Macky Sall dañ koy gënam parce que projet yu bëree bëri ci cadre rénovation arrondissement Dakar Plateau Médina moom 80% réalisation yi dinañ am lycée bu bees marché Tilène ñu tabaxaat ko hôpital bi kii Elisabeth Diouf justement problème mu marché bi c'est vrai marché yi ak ni mu mel Médina ban taxawaay ak kañ bu dee mun nga wax kañ dañuy defaraat marché Tilène mu nekk marché boo xam ni bu nit ñi di mën a dem. donc yaakaar naa ne études yi sori nañ ci bu baax a baax ak AGETIP la ko président jox. AGETIP liggéey na ci dem nañu séminaire waxtaan nañ ci li ñu ci war a waxtaan jël nañ dimension yi natt nañu moo lycée bi ñu ngi ci. moo tax lycée bi fan lay nekk. ci biir Médina lay nekk. mais fan. ci biir bloc scolaire bi. donc yaakaar naa ne balaa ñetti at incha allah beneen xar kanamu Médina ngay gis. parce que bi may fekki président Macky Sall sama bopp taxul Médina moo tax bu dee man maa ngi sant yàlla macha allah. mais gis naa ne ku bu yéene Sénégal la. parce que yemale ko Médina nee na arrondissement bi nga xam ne moo sës ci Dakar Plateau moo ne Dakar Plateau jege Palais bi arrondissement bi yëpp a war a baax ba ci commencé point yooyu jëm ba Dakar donc yaakaar naa ne lépp bu ñu ko liggéeyee ak li ñu commencé gis tey boo demee Médina ci corniche bi. corniche bu dàq ci Afrique ngay gis. tey boo ñëwee buntu RTS jëm ci kaw yaa ngi gis ni BRT bi gas nañ ko ñu ngi koy liggéey bu rafet TER bi tey ñi ko doon xarab tey ñoo ci njëkk a dugg donc yaakaar naa ne kilomètre de route yi président def ak éclairage bi mu def ak kër diine yi mu defar kooku mérité na bu nekkee candidat ñu jox ko parce que tamit moo ma gënal nga jox ko violeurs yi wala assassins yi. bilan wu bët baax na lool mais bilan wu biir tamit jamono ji dund gi yokku na cher na. ñi ngi koy jooy loolu tamit ban taxawaay ngeen ci. waaw may ñaan yàlla lu ci président man mu def ci parce que tey li tax ñu yëg ko. parce que lu ci bëree bëri prix yu bëri boo gisee mu cher parce que président moo daan subventionné lu bëree bëri. kon partenaire économique yi buñ la ci wàññiloo lenn rek. lu ci teguwaat day métti. mais loo ci xool lu nekk rek boo demee bitim réew fa la gën a chéré. tey même paquet de cigarette bi wala ndox mi sax boo demee bitim réew fa la gën a chéré mais néanmoins loolu du lay lu ci président mënaat. parce que liggéey may sant bi yàlla tamit parce que boo xoolee lu mel ni xëyu ndaw yi tey on est à 99,5% la mu lañ diggee woon def nañ ko CSTP tamit 3FPT formation xale yi ba ci permis de conduire ba ci pâtisserie bi même Médina dañuy commencé waat suba donc formation yaa ngi daw kon yaakaar naa lu ma gën a mën ci plan social parce que dafa jublu woon ci infrastructure yi de trop mais président maa ngi koy ñaan infrastructure yi sax mën na xaarandi ñu gën a renforcer emploi jeunes yi financement femmes yi ba biir yi xaw a gën a dëgër mais nag ma wax la leen de ku gën Macky Sall ci candidat yi newu fi
kon def nga ko candidat su ma la déggee. Macky Sall mooy sunu candidat bokk naa ci ñiy xeex pour mu am deuxième quinquennat pour projet ci réew mi daal di taxaw. moom personnellement lu mu ci wax. waxagu ci dara man de waxuma ci dara. sama xel laay waxee ak sama fit. mais ñii fi nekk laa wóoluwul. ñii fi nekk mën na ñëw ba ci seen propre camp amul keneen koo xam ne gis nga ni qu'il est présidentiable dans votre. waaw mais am na ay présidentiable mais doo gis numéro 1 naa numéro 2 bi mën a daw président man ñëpp. ñi fi nekk. vraiment man de ñi fi nekk man moo ma ci gënal parce que tey boo ko fi teggee ci violeurs yi nga jëm ñoom am nañu procès bu leen doy ci assassins yi nga jëm ci fenkat yi nga jëm ci yurubkat yi nga jëm. mais justement ñi ngi laam-laamee procès boobu dina am déet ñi farek Adji Sarr ñi ngi ciy am xel ñaar boobu ba léegi ne état bi est-ce que dafa du am lu mu ciy ragal wala. mais procès boobu amul man maay organiser marche pour mu am dafa war a am parce que Adji Sarr droit yi nga am la am. kuñ fi tooñ même su ma la personne nga am droit porter ma plainte ñu convoqué ma kon politique warul tax ñu bañ a convoqué nit man bis bu procès bi narul am man maay wàcceeg samay nit ñu ànd marche ko parce que Adji Sarr droit yi nga am la am droit yi keneen am la am man mënumaa d'accord ñu jàpp Sitor Ndour jàpp ñu ko nañ leen boole benn procès dañoo violé ñu jugé leen ñoom ñaar ñëpp. li nga wax rëy na de na nga ni présumé sax mais même pour Sitor. waaye yow dama ni la dañoo violé te moom nëbbu ko. Pierre de Silva mi chefu émission bi boobu ba léegi mi ngi may signalé ñu ngi lay gërëm di la sant. monsieur le ministre et maire de la Médina Bamba Fall ñu ngi lay gërëm di la sant. ci maa ngi nuyu ñëpp. di ñaan yàlla jàmm am di ñaan yàlla majorité bi. bureau assemblée nationale boo xam ne vraiment sunu camp moo koy diriger ak le maximum de vice-président. di ñaan tamit gouvernement bu baax boo xam ne dina mën a régler problème mu Sénégal yëpp. di ñaan tamit élection bi ñoom Macky nekk candidat ñu gagné réew mi. léegi xibaar yi ma ànd seek yéen xibaaru marax yi lay doon gannaaw gi ñu dellu siwaat soir d'info mottali ci wàllu nasaraan jërë ngeen jëf